mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom moo tegu ci midi bisimilah leen ci xabaaru njoloor si li ci gën a fës bokk na ci ubbiteeb l'école wi niki tey ginnaaw ñoom jàngalekat yi ndongo daara seen ko ñoo tegu ci yoonu classe yi ren ji nag tolluwaayu mbas mi tamit yemook ubbiteeb classe yi jëm ko ñu dénk wàllu njàng meek njàngale mi ci Sénégal Mamadou Talla ma ngay amal doxantu ci biir daara yi ci Sénégal dina ci dikk lu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi bu jëlande Assemblée nationale ginnaaw bër gi mu nekkoon jeex na tàkk tey la ubbi buntam ñoom député nag nar a sëgg ci ponk yu bëri bokk na ci ubbiteeb li nga xam ne moom mooy yeesal kon bànqaasu assemblée bi rawatina kon bureau bi ak commission yi fii fan dinañu sëgg ci lu jëm ci vote budget bu Sénégal ak député yi nga xam ne seen tur jib na ci coowal passeport diplomatique yi ñu xool ndax dañuy yëkkati seen malaanu kiir laayam déet dina ci dikk itam nu mu gën a yaatu ci biir xabaar yi. Impact ma nga ca bët saalumu Sénégal daanaka frontière la diggante Sénégal ak Guinée-Bissau foofu nag nekk dëkk woo xamante ne kon l'école wa fa nekk daanaka lu bëri dafa manqué ci jumtukaay rawatina tamit ñoom ndongo yi nga xam ne ñu ngay bàyyi ko ci Guinée-Bissau dikk foofee ngir mën a jàng ñoom nag ginnaaw fitna gi jëloon ca Casamance di crise casamançaise boobee moo taxoon ko ñu daw foofee ñoom ci ñoom ay daw làqu lanu di xët yi nga xam ne ko ñu jagleel gëstu bi ci tey bii dañ ci ànd ak Mour Dieng yëglekaay yi mooy laf laaju xabaar yi ci njoloor si mbokki loolu moo gën a fës ci xëdub xabaar yi nes gis bu ca la andee ñu nu ci faram fàccee gërëm leen ci ànd beeg ñun ci ITV xabaaru njoloor si niñ koy dooree ak ñu ko jugee ci ndorteel li ak ubbiteeb classe yi ni ki tey ginnaaw kon ñoom professeurs yi tey ndongo yi kon tegu ci loon mi ngir dem ci classe yi waaye nag ginnaaw mbas mi ci Sénégal kon nag mbas mi yemoo tak taat ubbiteeb classe yi ni ki ren ji waaye jëriñ gu ñu dénk wàllu njàng mi ak njàngale mi ci Sénégal Mamadou Talla ma ngay amal ay doxantu ci yenn ci daara ci Sénégal rawatina kon fii ci Ndakaaru capital bile du ñàkk tamit demal fële ca CEM bu Bel Air foofu nag xam ngeen ni niki daaw ay élèves kon ñoo fa doon yàq ci kay ba noppi jaxase yenn ci classe yi ñoom sax du ñàkk danañ yëkkati ci baat danañ ci dikkaat mu gën a yaatoo ci sunu ay xabaar ak sunu ndaw mi ñu toppal jëwriñ gi di Maam Séena bu Baabu leneen ci wàllu xabaar maire bu Mbàkke rawatina kon foofee ca Mbaan ñoom nag dañoo jël koppar gu bëri jébal ko élèves yi xayma gi toll na ci téeméer toll na ci fukk ak ñetti millions sunu koppar dugal ko ci woon ci wàllu fourniture ngir rek yemal lépp lu jëm ci wàllu njàng mi njàng waaye itam oyofal way juru ndongo yi ci lu jëm ci njënd ak fourniture scolaire yi loolu nag nekk mbir moo xamante ne ñoom loolu ko lu ci jublu ngir rek fexe ba njàng mi ak njàngale mi nag lu mucc ay foofee ca diwaanu Mbàkke la ko wër ñu dem ci diwaanu Mbàkke fekk fa sunu ndaw Mamadou Guro Ndak Lo Thierno Faye reportage gunge ndongo yi nekk ci daara yi nekk ci Mbàkke naka noonu it yokk jumtuwaay yi ñu jëfandikoo loolee di xememteefu équipe municipale bi nekk ci diwaan bi ginnaaw ba mu jagleel jumtuwaay yu am solo inspection bi yor njàng nekk njàngale mi ci diwaan bi lee Abdou Mbàkke Ndaw brok la ci lu ni mel ngir fësal xememteefam ci gunge l'école publique yi nekk ci gox bi. tey dañoo ñëw pour jébbal inspecteur d'académie ak directeur d'école yi jumtukaay yi nga xam ne jëndoon nañ ko muy ay fournitures scolaires muy valeur 13,5 millions loolu it dañoo bëgg a jëm rek li état bi digle muy ubbi tey jàng tey loolu it yàgg nañ ko jëmmal wante ren particularité bi ci am mooy dañuy gën a góorgóorlu pour que ñu jot ko tey jii mais aussi gën a góorgóorlu pour que li nga xamante ni mooy dématérialisation examen yi ak essais yi ñu liggéey ci lu am solo wante it fekk directeur yi bëgg ko mooy fexe nañu ba informatiser école yi mais aussi jënd nañ risographie bu ànd ak une capacité 10 000 copies par jour jënd leen ay rames de papier dana leen permettre ñu mën a am ay polycopie pour mën a def examen yi ni mu waree. mu di jëf ju inspecteur de l'éducation et de la formation bu Mbàkke xeebul benn yoon ginnaaw ba muy rafetlu taxawaayu bokk moomeel gi. ñi nga xam ni maire bi daf ñuy woo pour mën a jox fourniture élèves yi donc mën na wax loo xam ne yàgg na ko def mais ren xëy na lu ñuy rafetlu surtout mooy non seulement nombre kii bi baax na quand même lu ñu joxe li si fourniture qualité bi baax na mais surtout moment bi ñu ko joxe bi parce que yu bëri des fois dina am fourniture mais dañu ne ba école tëj ñu jox wala fourniture yooyu dafa war a dimbale parents nga xam ni dina alléger seen ay charges en termes d'achat de fourniture.
ci lu jëm ci wàllum ñàkkum jàngalekat yi jëwriñ ji ñu dénk wàllum njàng meek njàngale mi xamle woon IEF bu Mbacké ne wàllu vaccination loolu aussi dañu ne nañ ci waxtaan ak jàngalekat yi ba nga xam ne ñoom am nañ seen accord mais du loo xam dañ koy imposer dañ ciy waxtaan dañ ñoom def ko plaidoyer ba ñoom ñu gis ni am na solo ñu mën leen ko mën a def kooku en rapport ak waa district santé su boobaa ñu mën a xool nan lañ koy war a mën a jëmmalee ba ñu bëgg a vacciner wu mën a vacciner wu incha allah bu ñu ko defee dana préserver enseignants yi parce que aussi il faut le dire enseignants yi ci bëri tamit dañuy traîner ay at. Mbacké nekk ci wàccaay rentrée scolaire bi ñuy amal ci alxames jilee ginnaaw ba ñuy xaarandi ay junni ndongo yu delluwaat ci salle de classe yi. Goro Ndaklo jërëjëf ginnaaw kon ñàng meek ñàngale mi ñu daal di àddu ci assemblée nationale maa na ko junj ci ndorteelu xabaar yi ki tey ji kon la ñu daal di tàmbaliwaat liggéey bi ginnaaw bër bu nu nekkoon ay fan yu bëri nag tey kon danañu sëgg ngir rek mën a yeesal bureau bu assemblée nationale ak tamit commission ba waaye tamit natt itam budget bu Sénégal bi nga xam ne kon wax nañ ko fan yi ñu génn toll ci juróomi junniy milliards sunu xaalis Moustapha Niasse ak i naataangoom bu ci noppee du ñàkkoon fekk ay fan yu néew ñu sëgg ci yëkkati am déet maanaam kii lay député yi nga xam ne seen tur jib na ci coowal passeport diplomatique yi di député Boubacar Biaye ak Mamadou Sall. Guy Marius Sagna tey la woon procès ci ëttu àttekaay bu Ndakaaru capitale bu Sénégal ni ki tey kon juróom ñetti weeru kaso lañ ko tëdd waaye nag lu day doon loo xam ne du ko tëdd maanaam sursis la ginnaaw gi nag moom Guy Marius Sagna kon du delluwaat ci kaso bi bu nu sukkandikoo ci avocat am di maître Moussa Sarr waaye nag ñoom nee nañ dogal bii nga xam ne tribunal jël na ko àndu ci ndax dañu fas yéene kon dugalaat bataaxalu dabatal ngir rek mën a ñu kon ko gàttal dindi lépp loo xamante ni tuuma la lu ñu teg ci kawam maître Moussa Sarr moo ko xamle ginnaaw kon moom mi nga xam ne moo jiite FRAPP France dégage Guy Marius Sagna ne ndax jàpp ne kon liñ koy tuumal lépp amul lent ci loo xam ne def na ko ci ñu teewlu kàddoom maître Moussa Sarr ci jokkoom ak mi ngi Maram Ndiaye. àttekat bi dafa ne Guy Marius Sagna dañ koy daan ñetti weer yu ndul tëdd kaso donc mu di dogal boo xam ne dina tax mu mën a ñibbi kër dogal bi moom ñun li ñu jàpp mooy méngoowul ak yoon parce que li ñu koy tuumal mooy diffusion de fausse nouvelle dafa am ñaar yëf yoo xam ne il faut mu daje pour ñu toppe la ko il faut nga tasaare li ñuy wax xibaar mu dal ci li ñuy wax institution muy kuréel gu mag ci réew mi gii tasaarewul xibaar dafa joxe salaatam joxe gis-gisam ci lu ko dal ñani te gisu ci benn taxawaay ñaar gendarmerie ci Sénégal du institution gendarmerie kon Sénégal juróom benn institution moo fi am te article 6 constitution moo lim ñan la kon ñaari mbir yi nga xam ne war na daje pour ñu ne y a diffusion de fausse nouvelle ci mbiru gi amu ci benn yoon moo tax danañ def appel ndax d'accorduñ ci dogal boobu donte nag day ñibbi kër jàpp bi moom di ci coobareem dañu war a ñu koy jàpp lu tax ñu koy jàpp moom li ko war lay def mooy charte réew mi moo may bépp doomu réew mi am sañ-sañ joxe gis-gisam dajaloo dox ñaxtu réewu Sénégal bi nga xam ne moo jël charte bu toll noonu joxe dayo bu toll noonu ay doomu réew moo war a sàmm charte réew mais gii deful leneen lu dul li ko charte réew mi jox moom la jël kon ñi nga xam ne ñoo war a fexe ba gii mën a wéyal li mu bëgg a wax ak li mu bëgg a def ñoom ñoo war a xoolaat seen toogaay ak seen taxawaay waaye gii moom wàccoo na ak li yoon bi tax donc amul lenn loo xam ne mën nañ ko ci tuumal. coalition Yewwi Askan Wi benn pàcc la ci l'opposition bu Sénégal booloo doon benn ngir dem ci élection locale yi ñu dëgmal ñoom nag ba léegi kon jotaguñu fësal seen koppar jaare ko yóbbu ca caisse de dépôt et consignation lu ci mënti am nag ñoom démb amal nañu ndaje jaaree ko kon ci waxtaan boo xam ne fësal nañ fa koppar express ne nag képp koo xam ne bëgg nga jàppale kuréel wi di coalition bi ci koppar ngir rek ñu mën a kon ànd ñoom ñëpp kon mën ci suuf si loxo ngir loolee mën a antu loolee kon la ñu daal di def ginnaaw ndaje woo xam ne war na amal nañ ko niki démb jubluwaay bi nag mooy lépp loo xamante ne képp koo xam ne sénégalais nga wala koo xam ne kon sopp nga wala bëgg bilee kuréel ngir nga mën ci dugal sa xaalis bu ko defee tamit ñoom nga yëg ni kat sa koppar dugg na ci coalition Yewwi Askan Wi ndaje lañu amal niki démb ci teewaayu Mamadou Dia. coalition Yewwi Askan Wi lancé ab campagne bu yees bu mu tuddee Koppar Express muy sàkku ci askan wi mu participer ci koppar yi muy dajale ngir mën a dem ci élection locale yi. ñuy woo askan wi li ñuy wax effort de guerre ñu ñëw indi seen ñaq indi seen am-am indi seen doole ci coalition bi ci ni ñuy financer activité coalition bi ba coalition bi am victoire mais ndam loola
du nekk ndamu leader coalition bi waaye ndamu askanu Sénégal la. Yewwi Askan Wi di xalaat wàllum transparence ci koppar yi mu bëgg a dajale ci askan wi bu fekkee ne sax waxum seeni mbëbët jëm ci ñaata lañu soxla ci xaalis. suñu numéro bi nga xam ne mën nañ ci yónnee ñëpp xam nañ ko képp ku fa yónnee am nga numéro de téléphone képp ku fa yónnee xam nañ yaay kan ndax opérateur yi numéro bu nekk am nañu kan moo ko moom. bu dee Kopar Express bi nga xam ne moom la daat doon wax nga xam ne moom la ñu yaakaar ne xarale yu bees yi moom mën nañ ko jëfandikoo maanaam képp ku fa yónnee xaalis xam nañ bu baax yaay kan ak même sa identité ak fi nga dëkk su ko defee ku ko soxla ne kan ak kan moo ñëw dugal xaalis ci nii mën nañ am liste bi joxe ko ba mu leer nañ. coalition bi bu dajalee ay koppar ni ñu koy jëfandikoo itam Yewwi Askan Wi ne da koy séddale département yi ak commune yi. bu desul nag lu dul jëfandikoo xaalis bi ñun ci suñu bopp dañoo am benn système de comptabilité boo xam ne mooy wone fépp fu xaalis bi jàdd ak jaar ba yegg saa yi ñu waree joxe ay compte bés bu ñu ko laajee dina leer nañ dinañ ko yore pour mën a jox ko askan wi ndax dañuy door te bu xel yi leerul ci local yi danañ bu ñu yegsee ba ci législative yi danañ ko fay bu ñu yegsee ba ci présidentielle yi danañ ko fay kon ñun ñoo leen gën a bëgg transparence. coalition Yewwi Askan Wi bëgg am ëpp ci ay ndam ci ngoonu ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 ci njeextalu élection locale yi ay leader yu mel ni Khalifa Sall Ousmane Sonko Boubacar Camara wala sax Aïda Mbodj ñoom teewewul ndaje mi ñu doon lancé Kopar Express. Mamadou Dieng jërëjëf ñu daal di waxtaanee mbas mi ak tolluwaayam ci Sénégal ni ko tey juróomi nit ñoo am yees woppi Covid 19 juróom-ñeent yi ñoom nag jot nañu wér ci mbas mi juróomi nit ñoo tëdd ci réanimation di Sowtas tey nag amul kenn ko xam ne ñàkk na ba kanam ci mbas mi fanweer ak ñeent ñoo nekk ci traitement bi ñu tàmbalee ñàkk wi ci mbas mi ba tey ji 1 million ak ñaari téeméeri juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari juróom-benn junniy nit ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ñoom ñoo ñàkk ko ci mbasum Covid 19 bi. lu jëm nag ci wàllu wér-gu-yaram ba tey xeetu sibiru di laal tànk yi rawatina kon ñi nga xam ne ñoo nekk ca Albert Royer waxtu wi kon ñoom nag ne lépp lu di matuwaay jël nañ ko ndax nag la ñu fay seetlu ci lim ci doomi aadama rawatina kon ay tuut tànk yu fay ñëw ngir faju mu ngay bëgg a jéggi dayoo loolu nag ne amagul nag kenn ko xamante ne ni kon ñàkk na ci bakkanam ci wopp yi googu di sibiru si waaye nag tëddewul ñoom di nag fajkat yi di faj tuut tànk yi ñu nga yëglu ci kanamu askan Sénégal gépp rawatina kon ci ñi nga xam ne ñooy waajur yi bu ko defee ñu gën a mën a bàyyi xel seen wér-gu-yaram tuut tànk yi ñu dem ca l'hôpital ba ak doxaltu bi nga xam ne suñu naataango Pape Madiakhaté Sarr def na ko fa. ñaar ci ay bés yi ay tuut yu bëri amee lii di ab xeetu soj bu ñu nemmeeku service d'urgence bu hôpital bi ñu jagleel tuut tànk yi te ñu duppeeku Albert Royer nemmeeku nañ ko fa bu baax a baax. fan yi bu ñu seetlu dañu am ay kaawu ñuy wax grippe mooy xale yi ñi nga xamante ni dañuy seen yaram dafay tàng dañuy sot bu nekk di sa bët wala léeg-léeg sax ñu dem ba nga xamante ni nekk di wëccu wala ñu am biir buy daw loolu lan moo koy indi souvent dañuy woowee infection virale ay virus la. donte ni tout tànk yi am xeetu soj boobu mu ngay gën di yokk waaye fajkat yi ña ngay dalal xel yi mais ba jamono ji ñu toll amul kenn ku ci ñàkk bu anam. ku fi ñëw dinañ la jël en charge mais c'est important que xale bu feebaree dañuy njëkkee surtout ci seen ci poste de santé bi wala yeneen hôpitaux yi leen gën a jege à partir de bu ñu fa jaaree ñoo jugé nañu cas urgent la pour ñu mën ko yebal fii nii mais pour dalal xelu askan bi surtout gisuñ ci benn xale bu fi faatu donc bu ñu fi ñëwee dinañ jël en charge ci service docteur professeur Thiongane. waaye li nga xam ne moom la ñu nemmeeku jamono ji baaxul benn yoon ci SAU bu hôpital Albert Royer ndax seen lal ya war a dalal ñi nga xam ne ñoo fa ñëw ngir faju si daanaka matewu ko. hôpital bi compte na 170 lits maanaam téeméer ak juróom-ñaar fukk mais c'est tout le temps plein surtout période bi mënuñu toog 2 heures tabax bi lal bi amul malade amul c'est tout le temps plein. Ça tourne comme ça donc loolu vraiment il faut aussi ñu wax ko pour nit ñi xam ne ñun tooguñu. fajkat yi
ña ngay ñaax waajur yi ngir ñu jël seen bépp matuwaay ngir mën a aar seen tuut tànk yi ngir ñu bañ a am xeetu sabile. Pape Madiakhaté Sarr jërëjëf ba tey ci wàllu xabaar ak xàll wi ñu dippee Hyacinthe Thiandoum dañu ko tëj ràpp oto demul oto dikkul ma nga ca Grand Yoff lu ci mën a doole ñàkkul ay njeexital ci jaaykat yi ak jëndkat yi rawatina nag ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy dawal ko tey waxtu wi daal jafe-jafe yu tar la ni daal di jànkonteel dara warul ko dudul lii di BRT bi di bus rapide transit bi nga xam ne ñu ngi ko fay samp waxtu yi ba tax ñu bëri kon ci oto yi danay wëlwatiku di daal wiri loolu nag nekk mbir moo xamante ni nag jur na ñàkkub kaaraange bu yaatu ci ñi nga xam ne kon ñoo fa dëkk rawatina ñu dëkk ci peggub lii di xàll woowee ñoom nag jàpp nañu tamit jaaykat yi fi mu ne daal seen mbir doxatul ndax client yi dañuy tayal ngir dëkk foofee ci bërëb ba bu sukkandikoo ci reportage bu Alioune Sow ak Serina Mbaye. ab Hyacinthe Thiandoum ñu tëj ko teg fa ay pono yuy wane ni ki rek woto yi dañoo war a wiiri ñoom ñi de di aw ci HLM Grand Yoff mbedd yi xat lool dem beeg dikk bi gannu góose kenn mënul dem kenn mënul dikk ñu ni mel di saafara ko benn ndaw moo fa nekk moom ñii di ab chauffeuru taxi gaare taxeem di joyanti circulation bi. mbedd yi dañoo xat ba pare oto yi bëgg a rombante day metti bu ñu defoon mbedd bi benn sens mu dem ñu jël beneen mbedd defar ko beneen sens boobaa dina tane ñu jënd seen suuf siñ ci def ba pare ñaari oto mënuñoo rombante ba pare maanaam tey HLM Grand Yoff tey yàqu na boo fi bëggoon a génn rek lu ne ngay daj chauffeur taxi la sama oto ngi nee ma gaare saa yi dëkk xat moo tax ma gaare non dëkkuma ci koñ bi mais fii laay fréquenté. bi lépp situation indi ab tànge ca ñu dëkkee ca wet ga askan wi di fa yeewoo am njàkkare lool mel seen sécurité yi njaboot gi. risque d'accident bi déviation yu bëri yi dañu appareil quartier yi mu leer ne oto yëpp benn voie la ñuy jël di dem ay xale ñoo ne ci quartier bi loolu nag li ko mën a éviter ñu gérer travaux yi ñooy gérer loolu njaboot ji dañ leen di wax ne nañ toog di motu da ngay gaare sa oto sa buntu kër am ku romb koñ bi dafa dañu dugg ci koñ ñu xoos ko dem doo xam kan la. jaaykat ya faree ci xàll yi di Hyacinthe Thiandoum lu metti lu ñuy dund gannaaw ba nga xamante ne tëj nañ ko loolee waral ñoom ñi woo njiit yi ñu jël ci ay matukaay. bi ñu ko tëjee ci pont bi tëj ko ba ci Liberté 6 bi tey jii mooy wane ne ñun ñuy def activité kenn mënatu def activité parce que clients yi mënatuñ ñëw conteneur yi ñu doon am ñuy ñëw di wàccee bagage mënatuñ ñëw tey jii si jafe-jafe lañ nekk. mais bu ñu tëjee amul aller amul retour dañuy impacter économie bi nekk ci côté bi yëpp. préfet moo sàkku ñu tëj voirie yëpp bañ tëjee voirie yëpp tey dañoo sonn démb am nañu dawoon tey lépp la ñuy tëj bañ ko tëjee démb ba tey am na suñuy clients yoo dañuy woo mais amuñ accès bu mën a livrer seen i bagages. ci Grand Yoff jaaykat ak borom woto di dund jafe-jafe ci jamono ji gannaaw ba nga xamante ne tëj nañ xàll Hyacinthe Thiandoum ñeel liggéey BRT bi ñoom ñi ñu ngi sàkku daal ci ni mu gën a gaawee na sekk mbir ma amale ko liggéey bi. Aliou Sow jërëjëf njiitu réew Macky Sall ma nga ca Dubaï ak délégation wu yaatu niki démb daloon nañu pavillon wu Sénégal ginnaaw salon bi ñu fa amal di exposition Dubaï 2020 moom njiitu réew mi nag Macky Sall ginnaaw gi mu noppee jot na janoog taskatu xabaar yi addu ci diggante Sénégal ak réew yi nga xam ne ñooy réewu naar yi di Émirats Arabes Unis waaye tamit bëgg-bëgg bi nga xam ne amee na ko ci réew mi ginnaaw kon lëkkaloo gum fay séntu loolu lépp kon nekk mbir moo xamante ni ñëwaat na ci janoog taskatu xabaar yi ñu def kàddu moom njiitu réew Macky Sall ci jokko ci micro Isidore Alexandre Sène Serigne Saliou Deme. D'abord, le plan Sénégal émergent, comme vous le savez, a défini nos priorités sur un horizon de temps très clair. Il s'agit... plan bi ñu taxawal mu di plan Sénégal émergent booy xool sax lu bëri luy jëm ci wàllu yi daanaka tënk na ko ci axe 1 boobu sax wax na ci lu jëm ci développement durable ak it lépp lu ñeel wàllu koom-koom loolu bu ñu ko tuddee da ci dimbali wàllu commerce maanaam njënd ak njaay ci yeneen réew yi échange commerciaux yi maanaam li nga xamante ne moo dox suñu diggante réew ak yeneen réew yi am na solo lool te it investissement bi ñu ci dugal ci wàllu koppar bëri na lool Émirats Arabes Unis ak réewum Sénégal seen i diggante nekk na la tax te yàgg nañoo demalante ñun fi mu ne nii dinañu importer ak di exporter réewum Europe ak ba ci Chine donc loolu tax ñu jàpp ne war nañ ko war a mën a amal suñu diggante ak Émirats Arabes Unis relation yooyu ñu am suñu ñaar sax ñu gën ko mën a rataxal ba suñu diggante du am loo xam ne da ci am gàkk li ñuy tax a jóg mooy rek xool yan produit moo des nekk na jële suñu réew indi ko seen réew wala it yan la ñuy jële fii jëmale ko suñu réew ndax wecco la doon réew mu nekk da ngay jox sa morom li mu gën a soxla
ñaari réew jàpp naa ne ci wàllu politique ak wàllu institution am nañu ay diggante wala tax des rek mooy wàllu koom-koom ak ngeen def njaay lu ñuy def ba ñaar ñi gën koo daxal ba faaw. Politique et institutionnelle très développée. Il s'agit maintenant de relever le niveau commercial à la hauteur des relations bilatérales entre les deux pays. ñu des ba tey ca penku ak foofee ca Dubaï Sénégal tamit comme ni nga waxee daal na pavillon spécial bi nga xam ne pavillon bi ñu ko fa daal di amal jëm nag ci exposition universelle Dubaï 2020 moom Macky Sall jiitu réew mi jot na fësal itam bëgg-bëgg état bu Sénégal jëm rek ci diggam ak réew yooyu la rawatina ci wàllu dem beeg dikk bi ci wàllu port autonome port bu Ndayane ak tamit ponk yu bëri yoo xamante ne ni dina ñeel Sénégal ak ëllëgëm ba ci sax wàllu xarelu yees yi Isidore Alexandre Sène Serigne Saliou Dem ñooy suñu ndaw yi ñu fa yebal. Je déclare maintenant ouverte la journée nationale du Sénégal. ñeenti fan ginnaaw bi ñu ubbi nga xam ne moo di exposition universelle bu Dubaï Sénégal tàmbali na bosam ci fi nga xam ne nag moo di pavillon Sénégal bi nekk fii ci Dubaï président Macky Sall jëmmal ko addu ci ay projet yu am solo moo di Dakar Smart BRT ak port bi nga xam ne moom la ñu amal fële ca Ndayane muy projet yi nga xam ne de daanaka day tax rek sunu réew ñu gën koo wekk ci àdduna bi. nga xam ni même extérieur ñi ngi saluer quand même la grande vision du président de la République en mettant en place des TER et des BRT combinés nga xam ni xataayu Dakar yëpp dañ koy améliorer mu xam ni dem ak dikk bi day yomb donc TER bi ñu ngi joxaat rendez-vous le 24 décembre le président dina teg TER bi nit ñi commencé ci dugg ci jàmm ak salaam mu nekk une grande réussite parce que c'est pour la première fois dans le monde nit def projet bu toll noonu ci temps bu toll noonu amul je vous dis demandez partout dans le monde laa la wax c'est un record mondial que le président va faire encore comme il a l'habitude de le faire dans les réalisations. réew yi nag Émirats arabes unis ay partenaires lañu ak Sénégal ci domaine yu bëri rawatina lépp lu jëm ci li nga xam ne mooy port. mais Dubaï port mu ngi Sénégal depuis 2008 avec le terminal à conteneurs mais tey jii avec le président Macky Sall Dubaï port partenaire stratégique la pour defar portu Ndayane portu Ndayane nag mooy nar a doon port bi gën a rëy ci Afrique de l'Ouest parce que dina mën a maanaam accosté loo bateau yi gën a rëy ci àdduna bi ñu tuddee les bateaux post Panamax tey ji port boobu également dañ koy wéer ci zone économique spéciale mu nekk port boo xamante ne également day am jeexital ci koom-koomu dëkku Afrique de l'Ouest yi. wàllu dem ak dikk bi ak lii di xarala yu bees yi Dubaï mën naa dimbali bu baax a baax Sénégal mi nga xam ne de faaw rek mu defaat ay jéego ci wàllu yooyee. Sénégal tey mu nekk réew boo xamante ne mbëbëtam yëpp mooy génn ci pauvreté dem ci émergence ak ci développement loolu nag pour moom faaw ñu bénéficier wu ci expérience wu adduna bi yëpp te tey Dubaï Expo dina ko permettre dina mun a gis li nga xamante ne moom la ñu def ci réew yu bëri en matière de digitalisation en matière vraiment de mobilité en général et aussi Sénégal dina mën a nouer ay partenariats public privé yiy tax ñu mën a baral lépp luy digitalisation au service public. ibbi bi ñu ubbi pavillon Sénégal fii ci exposition bu Dubaï mooy wane ne rek ñi nga xam ne ñoo di exposants yi ak ñeneen ñi nga xam ne dañoo ñëw visite rek seen i liggéey tàmbali na njiitu réew mi laata muy dellu Ndakaaru dina am ay ndaje ak ñu bëri rawatina kilifa yi nank Émirats arabes unis nar nañoo waxtaane secteur yu bëri rawatina lii di économie naka noonu privé bu Sénégal bi nga xam ne taxaw na tem ngir am ay partenariat ak yeneen i réew. gën bu baax Isidore Alexandre Sène ak Serigne Saliou Dem ñooy sunu ndaw yu ñu yebal ci salon boobee di Expo Dubaï 2020 lu jëm nag ci Ndakaaru capitale bu Sénégal la ñuy dikkaat rawatina kon dem ba ca diwaanu Dagana ak lu nawetaan yi diwaanu tàggat yaram mbaan foofee nag ubbi nañ fopp stade boo xamante ne nag ñoom tax na ba nawetaan yi kon tàmbaliwaat nañ ko ginnaaw tàmbale gi kon dañ ci dugal ci koppar na ci ñaari fukki millions sunu xaalis maire ba di Dembel Sow ñu teewli kàddoom ci micro mo Alice Niang ñu jot def nañu ci 15 millions. Voilà, reste valeur pour podium bi ñu ngi ci coût ay 8 millions pour podium bi. football bi jaar na yoon équipe bi waroon gagné na mbaan moom moo gagné mbaan ak Sandente ay doomu ndey lañ ñoom ñoo dëkk mbaan a gagné yaakaar naa Sandente gagné. ndax ñoom ñëpp benn équipe lañu te boo fekkee ne bëgg nañu ma jàppale leen. li ma bëgg a def si nawetaan ma continuer def ko si nawetaan yokkul leen doole ba ñu xam ne carrément maire bi nekk fii amul lu mu leen bañal te kadi amul seen bis bi nga xam ne dinaa leen tuutil bëgg naa seen jàmm maa ngi dégg si ñoom jàmm chaque jour mënuma dem et chaque jour ñun ñooy ànd
ndax vraiment équipe yu yaru lañu équipe yi nga xam ne ñëpp seeti nañu leen man nekkuma woon nit ki nga xam ne maa ngi ko doon suivre et si vraiment ba mu ñëwee si commune bi ba léegi am na yaakaar rek mun nañu dokal te incha allah dinaa si jàpp. merci. ñu daal di des ba tey ci wàllu woowule ak découverte bi di ab xët woo xam ne la ñu jagle ci xabaaru digg bëccëg gi ñu dem ci impact frontière la diggante Sénégal ak Guinée Bissau foofu nag jàppale ne am na benn école primaire bu fa nekk waaye école bi nag nekkoon na ancienne base militaire foofu nag la fa manqué bëri na ndax lu daanaka lu bëri ci jumtukaay amuñu fa ndax mur yi amul clôture taax yi tamit daal di ñàkk rawatina kon li nga moom mooy ay toit loolu yëpp amu ci élèves yi kon ci jafe-jafe dëgg la ñu nekkee bu nu sukkandikoo suñu ndaw bi ñu fa yabaloon ba tax kon ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy tout tànk yi dañuy jóge ci Guinée Bissau di dikk foofee ci Sénégal rawatina kon ci impact ngir jàngee fa ñu ëpp na ci ñoom ay daaw làkku lañu ginnaaw coow li jolli woon ca Casamance ñu ànd ci leeral ak Mamadou Dieng ak Ma Fall Fall. man la Yankuba Dramé ma directeur école élémentaire de Mpac. monsieur Dramé di faral di nemmeeku si l'école am bi nga xam ne daanaka lépp la manqué école bi ay jéego yamaay moo dox digganteem ak Guinée Bissau. école bi de mu ci frontière Guinée Bissau la nekk. école élémentaire bu Mpac 1961 lañu ko sànc mu am fukk ak ñaar ci ay classe nekkoon base militaire ay mandargay fitnay Casamance ñu mën ko fi nemmeeku ba léegi. oui tout à fait trace su bal yi quelquefois da nga koy gis si yeneen impact mais jëm nañ ko sànq jëm nañ def ne mais tey sax da ngay toog quelquefois nga toog sa bureau élèves yi indi benn bal ñu le directeur formel tu es obligé nga récupérer ko bon donc danger yooyu yëpp lañu nekk école bi ancienne base parce que école bi dañ ko tëjoon léegi militaires yi ñoo fi newoon léegi négocier nañu ak ñoom négocier ak ñoom ba ñoom ñu dem mais boo ñëwee ci gànnaaw école bi sax am na fi nga xam ne ay places yi nga xam ne militaires yi ñoo fa gasoon nekk fa waaw ñoo newoon ñu occupé woon place nekk fa. base militaire mujj nekk école élémentaire Mpac maquette lool ay bâtiment yu ràpp ay table banc yu motul école bi amul clôture ñàkkum kaaraange gi fës fi lool. école bi aussi soxla na clôture parce que daaw am na bu ñu génnee récréation xale yi dañuy daw ci tali bi parce que tali bi soriwul boo taxawee ni yaa ngi seen tali donc élèves yi duñ leen mën a contenir suñu cours bi parce que ñu ngi am pratiquement 598 élèves ñoo ko mën a contenir ci cours bi bu ñu amul clôture donc jooy nañ ko fu nekk mënul nekk mënuñu ko am ba léegi donc école bi vraiment soxla na ko daal. ñu ëpp ci ndongo yi jàngisee ci Mpac Guinée Bissau la ñuy jóge juróom-ñeent fukk ci téeméer boo jël muy ndongo yoo xam ne ci ay njabootu Sénégal la ñu bokk ñooñu dañu dawoon làqu ji fitna bi. 90% suñu élèves yi ñu ngi jóge Guinée Bissau parce que conflit bi moo tax xale yi village yi daw léegi mënatuñoo dellu si mais dañuy yónni si seen xale yi nañu def ay 10 kilomètres am na xale bi nga xam ne day def 20 kilomètres pour mu ñëw fi école. ay waxtu rek dox suñu digganteeg ubbiteeg l'école yi mu jafe loolu ñu xam ndax Mpac dana mën a gàttanduwaat ay ndongooma ndax jamono ji ñax yee fi bëri lool. jërëjëf Mamadou Dieng yegg si nañu mbokk yi ci pàcc gu mujj ci xabaar yi li ci yëgle kaay yi. mbaa yéen a nga ci ginnaaw professeur yi ndongo yi tey la ñuy tegu ci yoonu l'école ci Sénégal sur continué waaye nag ubbi tam l'école yi tey ji daal du set ginnaaw abri provisoire yi jëlaañoo ci Sénégal mbas mi di Covid 19 bi syndicaliste yi xëpp saa su nekk suba ngoon guddeeg bëccëg ngir dem ci grève ak mbënd mi ci Sénégal lii tax ba cabinet ubbi tam l'école yi ci ndongo yi tey ji du yomb Le Quotidien l'école Sénégal kay waxtu wi ci fitna dëgg nag la nekk ginnaaw jafe-jafe yi nga xam ne moom la nekk at wu nekk internat wu lycée marchand bu Tëngéej moom lañ ko tuumal ne dafa détourné ko ba toll ci 18 millions sunu xaalis ndaw yi nag danañu amee jafe-jafe ngir dikk ci classe bi loolu tax ba yéen cabinet ñu bëri ci ñoom danañu tardé ubbi tam l'école bi tey jii dina ci news ne ñi nekk jafe-jafe dëgg nañ ci réewum Sénégal ginnaaw tam l'école bi mooy way juru ndongo yi seen bopp ginnaaw njëgu dund gi seer ba jéggi dayo ci réewum Sénégal location bi dana fitna ci réew mi leneen a ngi tegu seen kaw di fourniture yeeg inscription seen doom yi réew mi Quotidien élèves yi nga xam ne ñoo xattuwal seenum kayit ba noppi jaxase seen classe yi ca seen bu am tey ji nag noppale lu ngir jégalu ci kanamu jëwriñu de waaye ñàng meeg ñàngal mi Sénégal di Mamadou Talla ndax moom jëwriñ ji tey ji danay amal ay doxantu daari
yu bëri ci Dakar ginnaaw ubbitam l'école wi Walf Fadjri ne ubbitam l'école yi Sénégal taal du sedd ndax syndicat yi ngi taxaw temm ak seen ñaxtu yi nga xam ne bëgg nañu indi ci saafara te ba tey ji France daal di xëddeen loolu tax ba yëlekaay bi ne ni ñuy ubbee syndicalistes yi dañuy demee ci grève benn lay doon sursoir ne péncu ndaw réew mi di assemblée nationale ni ki tey dina ubbi buntam ginnaaw bër gi ñu nekkoon te la ñuy fas yéene sëgg ginnaaw ubbite gi mooy yeesal bureau yi ak commission yi naka noonu tam votu budget Sénégal bi ñuy jàpp ci juróomi junni milliards laataa ñuy sëgg ci yëkkati malaanu kër laay député yi nga xam ne seen tur jib na ci passeport yi ci Sénégal di député Mamadou Sall ak député Boubacar Biaye critique ne député yi kay dañoo sës rëkk ci mur bi ndax léegi pexe amatul ginnaaw seen ñooñ yi nga xam ne ñu leen tudd ci coowal passeport yi la Tribune ne bu doon joxe raaya am na ci dem Sénégal ci yëkkati malaanu kër laay ci Sénégal Moustapha Niasse ñi soo Assemblée nationale lañ koy jébal ak Macky Sall njiitu réew ndax léegi kaay bi nee na di Moustapha Niasse nekk ci bopp Assemblée nationale ba tey ji ay député yi yëkkati seen malaanu kër laay mës tam Sénégal doone Sénégal ba tey ji yëgle kaay groupe des médias bi ne du moom rek ndax bu ñu tuddee Moustapha Niasse faw ñu tudd njiitu réew mi Macky Sall ndaxte moom itam ba mu nekkee ci bopp Sénégal ba tey ji ay député yi yëkkati seen malaanu kër laay ci nguuram moom ci seef ba Sénégal amee indépendance ba tey ji yëgle kaay bi ne Omar Sarr yëkkati nañu malaanu kër laayam maître Madické Niang dañoo yëkkati malaanu kër laayam maître Ousmane Ngom Abdoulaye Baldé Barthélémy Dias Khalifa Sall ba Ousmane Sonko ñoom ñëpp ci nguuru Macky Sall bi lañu yëkkati seen malaanu kër laay te tey ji Boubacar Biaye ak Mamadou Sall ñu nga toog ci salle d'attente bi ndax ba malul ñoom tam danañ dagg seen bopp Vox Pop bi ne ginnaaw xeex ba jolli woon ci Ziguinchor diggante waa Pastef yi ak waa Doudou Ka jiitu réew mi Macky Sall ak ñi mu àndal indi nañ seen jàppandal jëm ci Doudou Ka ba noppi yàq lu mel ni xeme Ousmane Sonko ak opposition bu Sénégal ndaxte gars yi Macky Sall yi nee nañu l'opposition bu Sénégal dañu bëgg mooy taal réew mi te nag loolu dañ ko seetaan mukk nga am ci Sénégal source ne coalition Yewwi Askan Wi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre gi ñu dëgmal gën gaa yi yéex dañu fësal seen mbër yi lay teewal ci mboolem gox yeeg gox-goxaan yi jëm ci élection locale yi alerte quotidien waa Benno nag dañu fësal seen mbër ci élection locale yi fii ak njeextalu weer wi ñu nekk di weeru octobre l'observateur ne téeméeri ñaar fukki millions la ñuy déposé xaadim ci caisse de dépôt ak consignation te ba tey ji waa coalition Benno Bokk Yaakaar waa coalition Yewwi Askan Wi ak waa coalition Wallu Sénégal ñoom ñëpp ñoo bokkuñu seen caution Les Échos ak la Tribune Adama Faye cam yeen Marième Faye di ma ngay dëkku njiitu réew mi Macky Sall ndax da ko sampal nënd ginnaaw ba mu beroo samp langam jëm ci élection locale yi ndaxte nee na coalition defal sa gox la samp ba noppi talal ñëpp loxoon ngir fas yéene ànd ak ñoom libération ne maire bu Mbao Abdoulaye Poul Obama fekk ji na coalition Yewwi Askan Wi ndaxte nee na ñoom la fas yéene àndal ci élection locale yi ñu dëgmal ci Sénégal le terme mooy ñu nekk ci coono dëgg nag mooy farandoo Macky Sall yi muy waa AFP di waa Parti socialiste ak waa réew mi ndaxte gars yi dañ leen dënkaafu maanaam ci kaw gàttal muut mbaa mott yëglekaay bi ne opposition bu Sénégal ak société civile bu Sénégal ñoom ñëpp dana fas yéene wàcc mbedd bi ëllëg ci aljuma gi ne saaku def gi benn la mooy bàyyi gi Mari Sagna ak fitna yi nga xam ne ñu ngi koy teg askanu Sénégal gépp ngir mu dakk laas ne société civile bu Sénégal kay nee nañu ëllëg dañuy fas yéene wàcc mbedd bi te nag loolee ab autorisation ñàkk ko lañu yamale kenn mu leen tere wàcc mbedd bi ëllëg ci aljuma gi Walf Fadjri ne njiitu réew mi Macky Sall demam ca Casamance boobu mooy ne daal du sedd ndax tournée économique la fay waajal ginnaaw jàppante amoon diggante Ousmane Sonko ak Doudou Ka le mandat ne Macky Sall kay njiitu réew mi ci pression la nekk ndax Ousmane Sonko njiital Pastef moo ko jiitu ca bët Saalumu Sénégal te foofee la war a dem fan yi ñu dëgmal ngir amal fa tournée économique Le Soleil critique Libération L'Info L'As ak L'Observateur ne ñoom ñëpp ñu nga ci Dubaï L'As ne njiitu réew mi Macky Sall ma ngay jaay destination bu Sénégal L'Info ne Macky Sall kay njiitu réew mi lépp mu def ci réewum Sénégal fësal na ko ci Dubaï L'Observateur ne en tout cas moom Macky Sall njiitu réew mi nee na pëccëxoo géeg mu dafa mu dakk ci réewum Sénégal ndax ca Dubaï la xam le ni encombrement yi salte yi am ndox yu bon ci Ndakaaru capitale Sénégal faw mu dakk réew mi quotidien ak Walf Fadjri ne lu ëpp juróom fukki junni nit ñu ngay toog di xaar ñu opéré ñoom ñëpp woppi cataracte la ñu amee las ne crèche yi ci réew mi nag dinañu jeexal liiri Sénégal yi ndax ku fa dee enquête di gàdda ñun ginnaaw ba bu faatu woon ca clinique Madeleine ak i confession yu rëy yu ci amee libération ne coowoo suuf gi jaabajoo nga jël Sicap am na ñaar ñoo xam ne nañu njortes ni seen loxo daal génnu ca ndaxte Sicap lu toll ci fanweer benn junni mètre carré nekk ca Louga ak benn créance bu toll ci benn milliard ak xaaj ci détenu état bu Sénégal ñu jël jox ko ki teewal Mina hôtel ci Sénégal yéeglekaay bi ne amul kenn nag koo xam ne yoon teg na la loxo ginnaaw information judiciaire bi nga xam ne ubbi nañ ko juróomi fan ci weeru février atum 2021 gi ñu nekk ñu bàkku jëm ci lamb sunu lamb yéeglekaay bi ne Pape Thialis Faye mu tëgg jàkkaarloo Tapha Tine ak Boy Niang 2 nee na jàkkaarloo bi kenn du ko dàq combat bi dañ koy amal fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre gi ñu nekk réew mi ko jéene benn xale bu jigéen bu am jëkkër moo tàgg woon ngir dem dëkk bu tedd bu Touba ci màggal gi waaye deful loolu dafa dem ànd ak faram te far bi tamit dafa tabar moom xale bu jigéen bi ginnaaw jógam ji la ñu fekk mu faaru ci benn hôtel mais da ngay seet loolu rek gërëm leen bu baax mbokk yi ci ànd beek ci ITV loolee moo laf laaju xabaaru njoloor si gërëm ñëpp ñi ci jàpp lépp yemb rédaction bi jox leen di ci xabaaru maraxi bu ci lande fii ak boobu ngeen wéy ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf ñu ne jàmm